Richard Toll xam ngeen ni tey mooy 1 an bi nga xamante ni suñu góor gu baax googu ñuy wax Cheikh Abdoulaye Gassama ci la génnoon àdduna daaw la génnoon àdduna ci le 12 décembre 2020 tey 12 décembre 2021 mu am benn at ci biir suuf jàppootam yépp dajaloo ni nañu def ziyaara ci bés bi mbokk yi dajaloo jàng juróom-ñaari kaamil sous l'égide de l'imam ratib de la grande mosquée de Richard Toll muy imam Idrissa Diallo kilifa yu bëri fekke ko ku mel ni docteur Gassama fekke na ko mu baax bi macha allah docteur plus ndax macha allah bi fu jëlee kàddu man xaw ma ni docteur dina jàng loolu ci wàllu diine ñëpp a bëgg ci waxtaan ma waxtaane macha allah ku mel ni le maire de Richard Toll monsieur Mame Diop mi ngi fi woon ñu ngi koy sant bu baax a baax bu gërëm ku mel ni Mouhamadul Bachir Mbacké di sët ci Maam Borom Touba mi ngi fi woon ñu sant ko ci ay kàddu bi rafet rafet macha allah ak yeneen i kilifa yu bëree yàlla xam na ko loolu lépp nag ñu def ko ndax lan ndax ku nekk jàpp nga ni Cheikh Abdoulaye Gassama sa waajur la sa xarit la sa sëriñ la nekkoon góor bu jubawoon ak boromam subhanahu wa taala bàyyi fi njaboot macha allah njaboot bu baax rawhaan di mag ci góor ñi Moussa di rakkam Anna Gassama ànd ak ay rakkam ñoom ñépp uufu ci seen peg bu yaay di soxna Adama Diaw macha allah yiir leen yërëm leen di leen jàppale zahiran wa batinan loolu nag moo taxoon ñu ñëw fi tey jii dog suñu tournée bi ñëw pour fekk bés bi ma ñëwee nag waxtaan nañu fii macha allah ñaanal nañu góor gi dem nañ ba ca sëg ya ziyaare ko dañu dellu seen nag ñu ñaanoon ñu clôturer un peu la journée ci biir waxtaan boobu nag pour clôturer damay bëgg a fàttali mbokk yi la ma waxoon xalif général de Pire te dinaa ko wax Serigne Babacar Sy Mansour incha allah danaa ko wax Serigne Mountakha danaa dem Ndiassane dinañ dem ba Ziguinchor amul fu ñuy bàyyi ci Sénégal incha allah suñuy kàddu yëpp nag ci tournée bi ren ñaar la ndax Jamra bu jógee rek am na thème bu tax mu jóg ma profité ci occasion bi di sant ki topp ci man ci Jamra te yore kàddu Jamra bi Mame Makhtar Gueye Mame Makhtar mooy rek kàddu Jamra il est vice-président de Jamra fa ma ko xooloo ma ngi fay xool na mu waree ma ngay def loo xamante ni man mënuma ko yàlla xam na ko ndax am na jot te la muy waxee xam na ko bu baax a baax a baax a baax maa ngi profité ci sa antenne di ko gën a encouragé di ko remercier suñu thème ren bi nag ñaar la dañoo seetlu ni fan yi ci ginnaaw xam ngeen ni am na fi ay jigéen yoo xamante dañoo am organisation bu dëgër am financement bu jógee bitim réew ñu am alal ju dul jeex seen bëgg-bëgg yépp mooy ñu légaliser l'avortement médicalisé au Sénégal comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe avortement médicalisé mooy lan mooy ku mu neex daal nga ànd ak ku la neex boo ëmbee am nga droit dem dindi bu ëmb bi te doo ci am benn problème loolu nag ma wax ni chariatul islam yi àndu ci te xam nga ni Jamra ñun lépp lu ñuy wax rek dañuy duut baaraam aaya alxuraan wala ñu duut baaraam hadis te loolu alxuraan àndu ci du sunna ñu wax ci nag biñ ci waxee ba mu jot ci kaw ku mel ni Serigne Babacar Sy Mansour dégg ko ci gàmmu gii mu yëkkati kàddoom wax ci mbiru avortement médicalisé Serigne Madani Tall dégg ko yëkkati kàddu Serigne Mountakha dégg ko yëkkati kàddu ñoom ba ñu waxee lobby yi daal di daw xam ni ay kilifa wax nañu kon maa ngi profité ci seen antenne ci seen télévision bi ci turu Jamra di sant ñooñu ñëpp ndax ñoom fa seen kàddu egg ñun suñu kàddu egg fa kon ñooñu yal na yàlla fay leen bi jaay si waaye moo wax leen ni leen xeex bi jeexul combat bi jeexul ndax les ennemis de l'islam ils ne font que reculer pour mieux sauter du ñu bàyyi mukk dañuy wàññeeku daw pour waajaat pour ñëwaat te lii ñu Jamra di def nag damay bëgg wax nit ñi ni leen du xeexu Jamra rek dafa war a nekk xeexu sénégalais yëpp mbokk mi wax na ko léegi docteur wax na ko dafa war a nekk xeexu sénégalais yëpp ndax man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na
boo gisee tilim boo xam ni ngi raam di ñëw ci diine islam. nee na dindi ko ak sa loxo. foofu il fait usage de la force. c'est ça. si tu as la force. am nga sulta am nga saytara nga dindi ko. wala tu sais écrire nga bind. mu ne boo amulee loolu. nga dindi ko ak sa làmmiñ nga wax. boo mënulee nag amoo doole mënoo wax mu ne na la metti ci sa xol. te metti boobu nag mooy le degré le plus infime de l'islam mooy li gën a tuuti ci iman ci ngëm. kon ku nekk ci ñun war naa jàpp ni xeex bi xeexam na. bi ma waxee nag ci thème bu njëkk bi. bu mujj bi mooy lan. mooy xam ngeen ni bu yàggul amoon lu ñu tuddee Miss Sénégal bu amoon fii. li ci xew na fi ñëpp dégg nañ ko. journaux yi wax nañ ci. revue de presse nañ ci lu doy waar la. am na sax ay miss yoo xamante ni ëmbal nañ leen ci. mu lu doy waar. mu lu doy waar. te nag gis nga dëgg. kenn ka moom mu yàlla. dëgg la ñun li ñuy wax nag. yàlla xam na ni waxuñu ko pour faire mal à personne. mais dañuy wax pour yàlla kontaan. oui dëgg la. li ñuy wax yàlla na yàlla kontaan. amiin moom su kontaanee. ku mënta mer suñu yoon new ci. mais moom yàlla bu kontaanulee. ñëpp kontaanee. mais c'est pas bien. Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité aux gens. Et les yeux dans les yeux. Li fi xew muy Miss Sénégal. C'est inacceptable dans un pays où repose en paix. Mame El Hadji Malick Sy. Mame Borom Touba. Mame Bou Kounta. Mame Ndiassane. Et les petits-fils de Seydina Limamou Laye de Sidi Nourou Tall. dama ne loolu du dëgg ñuy seetaan loolu Sénégal. jël xale bu jigéen. futti ko ba mu set. di ko wone. mais or bi heure bi naan leen kii moo gën a taaru Sénégal. non loolu ñaaw na. loolu ñaaw na. nous avons porté plainte ci procureur accepté na suñu plainte bi. avocat bi déposé na ko. ñun léegi non seulement porté nañ plainte pour lu ñu def xale yooyu la miss yooyu la. mais nous avons écrit au chef de l'État. nous lui avons demandé. mais d'éliminer définitivement et pour de bon ces élections Miss au Sénégal. Miss Jongama Miss Sénégal. nañ ko jëlee fii Sénégal. mais nit day yiw. góor dafay solo bu yiw. jigéen solo bu yiw. mais jàpp jigéen futti ko. yóbbu ko grand théâtre mu fees dell. nga récupérer de l'argent. ñu koy xool muy dox comme ni mu tuddoo woon. mais c'est inélégant. c'est immoral. c'est même amoral docteur. voilà pourquoi Jamra a élevé la voix. maintenant ñun léegi dañuy ñaan nag. kilifa diine yëpp. ñoom nañu yëkkatee woon seen kaddu. ci Mouhamed fii. non ci comment l'avortement médicalisé. médicalisé waaw. ñu yëkkatee woon seen kaddu. ci miss bi. man yëg naa ni ñoom su yëkkatee kaddu. président de la République ci na ma ko xamee. incha allah. il va demander à l'Assemblée de voter une loi. qui va éliminer définitivement l'élection Miss au Sénégal. te loolu mën a nekk la. gis nga mbiru drogue bi fi nekkee docteur. sonal adduna bi. boobu sa mbokk sa xarit Abdou Latif Gueye mi ngi dund. dëgg la. il était vice-président à l'Assemblée nationale. boobu man mii vice-président Jamra laa woon. moom il était le président exécutif. bi ñuy waxtaanee mais dafa jël projet de loi bi dem assemblée. mais bi ñu ko voté foofule. dañoo criminaliser le délit de drogue. léegi fi nekk nii bu ñu la jàppee ak drogue. moo xam yamba la wala yu mel noonu bu ñu ci jàppee. kenn du la tëj léegi ay 6 mois wala 3 mois. déedéet minimum c'est 10 ans. 10 ans oui. minimum c'est 10 ans. et la valeur marchande est multipliée par 2,5. mu nekk amende oui la valeur marchande. bu fekkee camion nga yore woon ak li ci nekk yëpp dañ koy xayma ñaata la ñu multiplier ko par 2,5 nga fay ko muy amende. mais bañ defee loolu. les narcotrafiquants. c'est ñooñu nga xamante ni ay monstres lañ de la drogue. mais ils ont fui le Sénégal. ñi fees ci prison yi tey jii nag. ñooñu c'est des victimes. xale bi ci koñ bi di tux yàmba. victime la. kooku du trafiquant victime la. ñooñu dañoo war a génne prison bàyyi la ñu ñibbi seen kër. waxtaan ak ñoom. mais les vrais narcotrafiquants. mooy ka jógee États-Unis Pays-Bas. France yëpp ay héroïne wala cocaïne lu dul jeex indi ko Sénégal. mais docteur est-ce que vous savez qu'un gramme de cocaïne. coûte 80 000 francs. un gramme. 80 000 francs. gramme cocaïne moo gën a cher saako ceeb. waa léegi gramme cocaïne 80 000 francs. 1 kilo bi lu mu jar. 10 kilos boo ko jàllee ñaata nga am ci xaalis. voilà pourquoi les narcotrafiquants sont riches comme Crésus. Le gramme coûte 80 000 francs. 1 gramme. 80 000 francs. Héroïne bi le gramme coûte 24 000 francs. mais moo tax gis nga
trafiquants drogue yi les immeubles poussent comme des champignons à Dakar. da ngay gis koo xamante ni yorul dara ci xaalis nga xëy bés rek gis ko mu yor ay milliards. mais liggéeyu ko c'est la drogue. loolu nag léegi Latif Gueye ak Jamra ñoo ko criminalisé. à l'Assemblée nationale. noonu la ñuy bëgg nag président dimbale ñu. lu jëm ci pédophilie. lu jëm ci élection Miss yii. nañ ko jëlee Sénégal. ndax nag suñ ko seetaanee. ragal naa ëllëg bu ñu jàkkaarloo borom bi. du baax ci ñun. dëgg la responsabilité. lii daal bëggoon naa ko wax. ñaan ko waa Richard Toll. ñu ñaanal ñu yàlla. lii ñuy ñaan yàlla dugg ci loxoom. amiin loolu daal def naa ne ci gàttal. amiin moom laa bëggoon wax. amiin di sant ñëpp. amiin di gërëm ñëpp. jërëjëf di ñaanal yàlla ñëpp. asalaamaaleykum. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru Ëllëg Média. Audio Jungle.